Amis téléspectateurs asalaamaaleykum daleen ak jàmm ci seen émission campagne électorale dernier numéro boobu léegi ñu ànd ak yéen mbokki xarit yi ci di leen dégtal le meilleur de la campagne de vos candidats ci ay proximité mais également ci seen i meeting wala seen i visite à domicile ak yu ni mel tey nag comme la ñuy war a tëj li nga xamante ne mooy campagne bi demal nañ leen ci goxe goxaat yi seeti li nga xam ne mooy leader yi nga xamante ne ñoo jiite coalition yi ak indil leen li nga xamante ne loolu la ñu def ci noonu nag ci sommaire bi mbokkee xarit yi dinañu wax ci li nga xamante ne mooy meeting ba waa Benno Bokk Yaakaar def fee ca Darou Salaam ak R100 ki ko doon dalal di Mamadou Gningue ka fa jël kàddu di Yankhoba Diattara candidat Benno Bokk Yaakaar ca Thiès-Ville lan la fa wax ci biir yaatal li lay doon bu ñu jógee ci loolu danañu wax également ci ki nga xamante ne mooy docteur Babacar Diop jiite coalition Yewwi Askan Wi moom it kon dalal na équipe bu campagne électorale c'est que ñoom waxtaan bu yaatu ci li nga xamante ne mooy programme Yewwi Askan Wi waaye tamit joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xamante ne mooy waa Benno Bokk Yaakaar lan la leen wax ba tey dinañ ci dëkk ni mu gën a yaatoo ci biir yaatal yi ginnaaw loolu dinañu seeti beneen leader boo xamante ne Yewwi Askan Wi la bokk waaye itamit nekkee fee ca zone nord muy Birame Souleye Diop moom nag consultation citoyenne la amal janook askanu waa Médina Fall sekk ak ñoom laaj ak tontu lan la waa Médina Fall laajte ci candidat boobule ak lan la leen tontu ci biir yaatal lay doon ñu fas yéene si ànd ak Bintu Mangassa Bintu asalaamaaleykum. maaleykum salaam Mouhamed Diop gannaaw bañ la nuyoo pare ñu ngi lay dalal fii si suñu plateau campagne électorale téléspectateur Kajooractu TV ak la Dépêche TV dal leen ak jàmm ci seen beneen numéro émission campagne électorale. Bintu kon ñu fas yéene kon tàmbale faram-fàcce yi ak meetingu Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ne ñi ngi ko doon dalal ca R100 ni leen ko waxee ci sommaire bi Yankhoba Diattara moo fa jël kàddu moom mooy candidat Benno Bokk Yaakaar Thiès-Ville la mu def nag mooy diggee ay financement ñi nga xam mooy jigéen ñi waaye tamit ndaw ñi ngir doon daal di gën a dooleel financement yi nga xamante ne moom wax na ni ministère mu ngi koy waaj a jox ñi nga xam ne mooy askanu Thiès. kii di Mamadou Gningue moo doon amal meeting bi foofu te foofu gis nañ fa teewaayu Yankhoba Diattara te aussi wax na ni jigéen ñi na leen jox lu toll ci 7 milliards bu ko defee ñu mën a financer seeni projet te du am benn caution ak intérêt te aussi mu ngi wax jeunes yi nga xam ne dañoo am projet toll ci 100 000 ba 500 000 dina leen jox 20 millions bu ko defee ñu dem seetaan kii di Yankhoba Diattara bu ñu paree dellu si waat si suñu plateau. jërëjëf beneen bi mooy sànq Mamadou wax na ko am na également jigéen ñu ko fi wax mbiru financement yi nga xam ne ñu ngi koy defal jigéen ñi Mamadou dama lay féliciter ci initiative bi nga jëloon ci say moyens propres lancé ay financement à hauteur de 100 millions fii ci jigéen ñi ci R100 ak Darou Salaam kon Mamadou félicitations yow yaa ngi woon ci yoon wi mais Mamadou xamal ni dootoo ci wéet parce que mbokk yi dinañ nekk sa wet dootoo ci wéet Mamadou sa mbokk yi dinañ nekk sa wet xam ngeen ni man lancé naa programme 100 millions tàmbali la nag tawal leen ndànk rek tàmbali la mani man 100 millions yi 200 groupement laa koy jox 200 groupement béréwul tàmbali la rek bërki dem bu joxe nañ 25 millions fii ak àjjuma dinañ joxewaat beneen 25 wala 50 millions léegi nag may leen ma léegi Mamadou wax na ko may leen ma s'il vous plaît may leen ma jërëjëf léegi beneen bi mani jigéenu Thiès jigéenu Darou Salaam jigéenu R100 na seen xel dal li ngeen xam ni Mamadou Gningue mu ngi ko doon def R100 xam leen ni dootu ci wéet xam leen ni dinañ nekk ci wetam seen doom sa Hermangan dina ci wetam man mii Yankhoba Diattara dinaa nekk ci wetam man li nga xam ni commencé naa ko 200 millions la tàmbali la yéene bi ñu am Mamadou Abdou Mbow sax mu ma koy reporté ci ginnaaw naan ma yow waa réew mi rek ngay finance ma ne ko Abdou mani ñoon ambition bi ñu am mais Abdou Mbow aussi mu ngi doon financé faamu APR yi rek waa jàmm gën Abdou Mbow aussi dama lay sànni xeer Maodo tamit mu ngi doon financé waa Cité Lamy rek léegi nag
na seen xel dal waa Thiès yëpp ñun li nga xam ni moom la ñu lancé mooy programme boo xam ni dinañu jël enveloppe bu 1 milliard jox ko jigéenu Thiès 1 milliard laa leen di jox. jërëjëf 1 milliard boobu nag mani 1 milliard boobu jigéen ñi da ngeen di xam ni jigéen ñi dama leen di wutal loo xam ni da ngeen di am seen bureau bopp damay loué benn immeuble pour yéen immeuble laay loué pour yéen installé dama leen dànk rek ma installé benn conseil d'administration boo xam ne ay jigéen rek a ciy nekk nag ndax nag man xoolal jigéen ñi moom ragal nañu gàcce am nañ jom bëgg nañ suturlu bëgg nañ liggéey bëgg nañ su ak seen njaboot yi damay bañ jël 1 milliard bi jox ko sama benn waay comme Maodo moo daan ci dem wute benn ñaareel wala benn ñettal nag ba tax na ba ma la xam way jërëjëf may leen ma ba tax na kon jigéenu R100 jigéenu Daaru Salaam mani financement yi dina egsi financement yi dina ñëw te la ma leen waxoon moo ci nekk man mii maa leen di fayal caution yi du ngeen fay dara mais également man maa leen di fayal intérêt yi dañ leen di jox xaalis ngeen dem liggéey li ngeen ci am intérêt mu dugg si yéen ak seen njaboot may leen ma beneen bi nag mooy les jeunes na seen xel dal les jeunes mani yéen waa R100 Darou Salam président de la république programme bi nga xam ni may leen ma xëyu ndaw ñi bi président de la république di ñëw Thiès dafa ni nañu ubbi pôle emploi bu Thiès ñu loger fa 4 milliards war a recruter 700 jeunes biñ ko defee man maa ñaan sama collègue bi nga xam ne moo yor programme bi parce que dama bëgg à Thiès nga may ma ki nga xam ne moom la ñuy recruter pour mu joxe 4 milliards yi daal di jël emploi yi mu dëgg R100 Darou Salam muy Lamine Diouf mii Rose jërëjëf kon ngeen xam ni man bàyyi woon naa xel R100 Darou Salam avant ñuy wax affaire mairie bàyyi woon naa xel R100 Darou Salam avant ñu may investir candidat au niveau de la ville parce que dama seetlu Lamine Diouf nekk jeune intellectuel nekk cadre dëkk R100 dëkk Darou Salam suñ ko fa tegee waa Darou Salam ak waa R100 kenn du leen fàtte kenn du leen bàyyi ginnaaw kon jëli na seen xel dal mais malgré cela Lamine damaa ni man damay lancer programme comme ni ma defal jigéen ñi defal ko jeunes yi man dama ni ci banque bi may leen ma tur s'il vous plaît banque bi nga xam moom laay liggéeyal pour jigéen ñi ndax man dama faa déposer 7 millions ñu daan may jox 100 millions pour les jeunes damay lancer programme roo nag bul mer ndax dafa naa ni yow dama laa xaw a gën a gaaw dama ni
damay déposer 5 millions génn 50 millions pour les jeunes de Thiès nga xam ni ñoom mais loolu nag jeunes yi da ngeen may dimbali déposer ma projet yi sur des projets entre 100 000 ba 500 000 mën naa ko financer nga xam ne dinaa mën a financer au moins 100 jeunes ñu commencé loolu suñu paree ci 50 millions yi demaat beneen 50 millions. Ro maintenant yow il faut ma lay jàppale ci ministre des finances nag mu lay génneel xaalis bi ndax il faut nag au niveau de l'État président la da koy wax régulièrement il faut que au niveau des pôles emploi dotation yi nga xam ne moom lañ koy yóbbu ñu koy accélérer muy gaaw loolu aussi su dul am gars yi dañ lay song te dañuy ñëw financement yi du fa nekk te loolu xam naa fi ma lay jaar jàppale la nga na sa xel dal kon waa R100 waa Daaru Salaam loolu laa bëggoon wax di la mu doonoon Yankoba Diatara candidat Benno Bokk Yaakaar mbokki xarit yi dañuy kon dem fële ca kon Thiès ville ba tey ak coalition Yewwi Askan Wi seen candidat nag foofee ca Thiès ville mooy docteur Babacar Diop moom dafa dalal équipe bu campagne électorale comme ni ñu ko waxee sekk ak ñoom waxtaan boobu nag mi ngi ciy joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xamante ne mooy waa Benno Bokk Yaakaar lan lañ mën a jàpp bintu ci waxtaan boobu nga xamante ne kii di docteur Babacar Diop sekk na ko ak sunu équipe. Mouhamed docteur Babacar Diop gannaaw ba mu seqee ñun waxtaan bu yaatu foofu du jëm ci élection locale yi li mu commencé mooy dafa njëkk a wax ne instant yi bu ñu gañee élection yi ba ci suba sa changement bu mag dina am fii si Thiès te changement boobu ñi koy waral mooy waa Thiès te aussi mu ngi wax ni le 23 janvier ca ngoon incha allah waa Yewwi Askan Wi ñoo fas yéene gagné bureau de vote yi nekk fii si Thiès bu ko defee ñu dem teewlu ki di docteur Babacar Diop dellusiwaat si suñu plateau. Benno Bokk Yaakaar musta am doole Thiès réew mi moo amoon doole Thiès Idrissa Seck amoon doole Thiès ndax yaakaar bu waa Thiès amoon ci moom man jàpp naa ni Thiès wàccoon na ak Idrissa Seck lépp lu Idrissa musa soxla ci ñaar fukki at yu ñu génn Thiès jox na ko fépp fu Idrissa Seck soxla waan Thiès féete na ko fa ci jamono bu ne ci waxtu wu ne ci fànn bu ne ci lépp ba li Thiès waroon a def ci Idrissa Seck Thiès matal na ko ba mu mat sëkk waaye Idrissa Seck su fi bàyyee la mu séqoon ak waa Thiès dem joxe boppam ci mburoog soow kon diggal ma ak waa Thiès dagguñu ko moom moo ko dagg baneen bi ma ciy dolli mooy élection bi du élection boo xam ne Idrissa Seck candidat la Idrissa Seck nekkul candidat ci mairie ville nekkul candidat ci conseil départemental xanaa kon waa Thiès am nañu sañ-sañ tànnal ñoom seen bopp maire yi gën ci ñoom te jàpp nañ ni maire yooyu yi gën ci Thiès ci jamono bi waxtu wi ñi ngi coalition Yewwi Askan Wi ñun candidat yi ñu tànn ci Thiès seeni loxo dafa set ku ci nekk dañ laa càmbar dañ laa seet ci sa taxawaay ci sam njàng ci sa jëf soo demee Thiès Nord Birame Souleye Diop numéro 2 bu Pastef mooy suñu candidat c'est le meilleur candidat meilleur profil ci ñi nekk Thiès Nord yépp boo demee Thiès Est maître Ousmane Diagne mooy suñu candidat c'est le meilleur profil ci candidat yi nekk Thiès Est yépp soo demee Thiès Ouest docteur Mamadou Djité bu parti Serigne Mouhamadou Moustapha Sy mooy suñu candidat ville de Thiès docteur Babacar Diop ñun suñuy candidat dañ leen a seet seen loxo set ñu def Thiès yépp seeti ndaw ñi seeti xale yi seeti jigéen ñi commerçant yi mouvement sportif les étudiants les artisans les commerçants kilifa diine kilifa aada les maîtres coraniques dem dans les quartiers populaires partout mais fépp fu ñu dem gis nañ yaakaar bu askanu Thiès am ci coalition Yewwi Askan Wi ak ñi jiite coalition Yewwi Askan Wi ñu bëgg a yeewi Thiès ndax pendant ñaar fukki at am na ku yoroon titre foncier Thiès mais titre foncier boobu ñun dañ koo bëgg a jënd xam nga ci lu ñu koy jënde ci ngor ci dignité ci fulla ci fayda ci fonk Thiès ci bëgg Thiès ci bëgg a liggéeyal Thiès ci nekk bàyyi faalu Thiès jaral ñu lépp ba ñu tudd suñu projet Thiès ba jeex ci fulla ak fayda googu ci la ñuy jënd titre foncier boobu ñu teg ko ci coalition Yewwi Askan Wi à partir
du dimanche 23 janvier titre foncier boobu dina génn ci loxo Idrissa Seck dugg ci suñu loxo loolu ñun ñoo la ko wax ca incha allah li ci des soreetu. maa leen ko wax ay changement yu mag dina am biir Thiès muy ay kàddu docteur Babacar Diop ba tey coalition Yewwi Askan Wi ci la ñuy desandi ak beneen candidat boo xamante ne Thiès Nord la nekk muy Birame Souleye Diop moom nag dafa kon dajeek askanu Medina Fall sekk ak ñoom laaj ak tontu ci li nga xamante ne mooy li waral mu samp ndëndam ci élection yile Bintu lan lañ mën a jàpp ci waxtaan woowule. moom déjà inspecteur des impôts et domaines la gannaaw ba mu jëlee kàddu foofu wax na lu bari lu jëm ci changement yi nga xam ne waa zone nord soxla nañ ko te aussi mu ngi wax ne bis bu ñu ko defee maire lépp dina leer ci lu jëm ci foncier parce que instant yi maire sortant ba fa nekk dafa jàpp suuf si saaxee ko def ci lu ko neex te moom dafa bëgg a delloo suuf soosu ñi nga xam ne ñoo koy yellool muy waa zone nord bu ko defee ñu dem teewlu kii di Birame Souleye dellu si waat ci suñu plateau. lii dafa nekk loo xam ne lii képp ku bëgg a nekk maire war ngaa nangu subir lii nii. dama wax ni bettuñu xëy na ñi fi jaar ñoo xamul lan mooy Madina Fall waaye ci wàllu diine ak ci wàllu xam-xam bi nasaraan di jàngale Madina Fall jox nañu suffisamment de profil pour développer et Madina Fall et la commune de Thiès Nord et toute la région de Thiès. kon bu ñu ñëwee tombé ci ñu nañu ñu jam ñu ci yii day joxe confirmation de li nga xam ñun xamoon nañ ko ba noppi waaye bala ñuy tontu ci lii effectivement dafa am benn question bu ñëw ñaari yoon kan mooy Birame Souleye yéen a ngi may demander bi mooy la question la plus difficile parce que da ngaa bëgg a nekk maire kaay wax ma ci sa bopp amul kenn kuñ naan kaay nga nekk maire muy jaaykatu suuf mu ñëw naan leen jaaykatu suuf laa maanaam Lamine Diallo boo ko woon ne fi kaay wax ma yaay kan du la ni jaaykatu suuf laa du la ni dama doon comp ci courant bi ñu jàpp ma du ko wax. mooy question bi gën a jafe waaye mooy question bi nga xam ñun dinañ sawar ci tontu ci ndax dëgg rek la ñuy wax. waaw kan mooy Birame Souleye waaw man maay Birame Souleye Birame Souleye Diop laa tudd fii laa juddoo fii laa màggee ndax Kër Mamalaaj laa juddoo tax kaw laa màggee maa ngi jàngee Daniel Brottier collège Saint-Gabriel ak lycée Malick Sy maa ngi am sama baccalauréat en 1997 sama jury maa fa nekkoon major avec une mention mooy li ma yóbbu université Gaston Berger ba ma fay génn it mention laa fa génnee def concours ENA jàll bokk ci ñi rawoon moo tax ma mën a nekk inspecteur des impôts tey je suis inspecteur principal des impôts et des domaines. Service technique yi nekk impôt nekkoon naa vérificateur ci direction bi ñuy wax direction des vérifications et enquêtes fiscales foofu ku ñu nawul sa xam-xam doo fa dem. ña fa nekk ci personne musul dépasser 35 personnes def naa fa 3 ans nekkoon naa chef du bureau de recouvrement maanaam ñi ñuy dénk ñuy téye xaalisu impôt et domaine def naa fa 4 ans xuloo bu métti moom fa jëlee ndax dama faa sonn parce que liggéeyu xaalis la am naa fa ñaari enquêtes yoo xam dañoo xëy su bari ne ma kaa ñu enquête la kenn tàgguwuma waaye ñun mosuñoo jël dërëm bu ñu moomul ndax d'abord respecter suñuy doom ndax bëgg leen a jox lu lew waaye jiital ci loolu gëm yàlla ba pare respecté waa kër Alaaji Ahmed Ndiéguène mi nga xam ne bëgguñ ñu tudd ñu ci dara ne surtout Alaaji Ahmed Ndiéguène moo def njombe fasuñu ko yéene. fi mu service bi ma mujjee chef du bureau de contrôle ci centre bu mag chef du bureau du contrôle actuellement nag ci benn direction la nekk je suis chef du bureau du contrôle et du renseignement maanaam coy yi quoi. waaw waaye seefu coy yi quoi waaw léegi damay jàngale ENA Pastef moo tax ma bàyyi ko ndax man maa topp ci Ousmane Sonko amatul jot ndax boo bëggee tabax parti buy soppi askan
njàngale dama koy def parce que dafa ma neex ci sax dafa nekk ci suma xol mais tabax parti pour Pastef bu mel ni Pastef ak li muy laaj ci temps moo tax ma bàyyi jàngale ENA ak université ndax dama doon jàngale droit bancaire technique bancaire fiscalité ak éthique des affaires. éthique des affaires am liggéey ci sellal kooku dama ko doon enseigner ay étudiants kooku mooy Birame Souleye bokk na ci sunu xam-xam lii tey maire donc bu ñu waxee ni ci lii la ñuy liggéey yamuñu ci wax ko dañ koo xam danaa ci joxe ñett ba ñeenti firnde dama leen di laaj man xam naa ni ku dawal motoom ci kaw tali bi wala oto ci kaw tali bii accéléré def dépassement irrégulier bu ko policier bi taxaw fi ci bopp tali bi taxawloo ne ko kaay nga fay contravention bu fekkoon contravention bi 1000 francs la contravention 1000 francs amul contravention 3000 la 6000 12000 damay jox exemple bu fekkoon dañ ko ne kaay nga fay contravention bi 1000 francs xam naa ni 600 francs bi maire bi moo ko moom parce que 60% des contraventions payées ci infraction code de la route yi ñu def ci kaw tali bi municipalité bi moo ko moom Lamine Diallo xamul loolu. camion bi yàpp këriñ jóge Tamba ñëw ba fii douane jàpp ko buñ ko defalee amende bu 10 000 francs 2500 francs bi municipalité bi moo ko moom loolu ñaata la toll ci xaalis bu ñu waroon a jëli te jëliwuñ ko. est-ce que xam ngeen ñaata nit ñooy fay courant ci Madina Fall facture bu mu mënta fay ci Madina Fall mairie bi am na ci 3,5% maanaam kër gu 2,5% maanaam kër gu ne boo amee facture 10 000 francs ci courant 250 francs ba mairie ba moo ko moom. par facture par mois par facture. noonu la ci ndox mi. xaalis boobu yëpp mi ngi tëdd di nelaw kenn demul laaji ko ñun damay avertir waa Senelec nag di avertir waa SDE ñun municipalité bii bi ñu ñëwee dañoo fas yéene ubbi contentieux ca loola ba xaalis ba fa tëdd yëpp te maire wu Thiès noonu moom ko ñu jëli ko delloo ko ci Madina Fall Jaxaaw Kawsara taaxi kaw kooku moom dama koy wax ndax xam nañu day am parce que bu ñu taxawee fii ne ndox amu fi fii ci Madina Fall ndox amu fi éclairage public amu fi ba nit ñi di cotiser di ko defal seen bopp jaaduwul parce que dafa bokk ci liggéeyu maire danaa ci ñëw léegi ci benn question dafa bokk ci liggéeyu maire bi ndax cadre de vie mooy nit ñi ni ñuy nekkee ci nekkin wu ñoŋ kooku jarul ñu naan la courant ca la bokk ndax courant ca la bokk jarul ñu naan la ndox ca la bokk ndax ndox ca la bokk xël nga fii li ngeen wax bu ngeen fa demee foofu ay butéelu ndox la ñuy teg oto moo fay jaar di maye ndox nit ñi duñ nelaw guddi ndax di xaar ndox mu yegsi. mu nekkoon Birame Souleye Diop benn ci candidat wu coalition Yewwi Askan Wi mbokkeek xarit yi kàddoom yooyu le mooy ndar képp li nga xamante ne mooy seen dernier numéro campagne électorale waaye li ñuy wax lu jiba jeexul jigu fa dinañu ñëwaat ci beneen anam ëllëg mooy defal leen débriefingu campagne électorale bi ak suñu équipe soxna Bintu ça a été un plaisir ñu ànd ci li nga xamante ne mooy présentation wu li nga xamante ne mooy émission bii di campagne électorale. Tout le plaisir est partagé Mouhamed Diop kon donc téléspectateur la Dépêche TV ak Kajoor TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm depuis biñ commencé émission campagne électorale boobu ba léegi yéen a ngi fi yéen a ngi jàpp te aussi ñu ngi leen di jox dig daje suba incha allah si beneen numéro boobu te spécial élection locale lay tudd fii ci Kajooractu TV ak la Dépêche TV on vous remercie. ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Bintou Mangassa ça a été un plaisir un réel plaisir ñu ànd ak moom ci co-présenté li nga xamante ne mooy seen émission campagne électorale mais également ça a été un plaisir d'être au devant de la scène di liggéey ak équipe bu mag bi nga xam ne gis ñu leen au devant ñu mun cee wax ki nga xamante ne mooy Aliou Diakhaté nekk producteur de l'émission mais également Mbaye Dione ñuy jaajëfal également Soxna Khady ak équipe technique bi yëpp bi nga xamante ne ñoo ànd ci réalisation wu émission campagne électorale di leen wax ni kon mbokkee xarit yi xaar leen ëllëg li nga xam ne mooy le débriefing de la
la campagne de toutes les coalitions de tous les leaders nan lañ amalee seen i campagne ci nan lañ koo taxawalee lan mooy tendance yi nga xam dessiné wu après 15 jours de campagne fii lay doon ci biir seen chaîne La Dépêche TV ak Kajoor Actu TV bu leen ko tardé bu ko kenn wutee d'ici là portez-vous bien, au revoir.